asalaamaaleykum bisimilah leen ci seen rubrique Sud Nutrition tey jii yemoo ak altine ñaar fan ak ñaar weeru octobre atum 2018 rubrique numéro 69 ñu ànd ci ak docteur Bintou Seck ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Ndeye Khady. docteur tey jii dañu fas yéene wax ci li nga xamante ne moom mooy añu élèves yi wax nañu ci seen ndekki wax ci seen joganal lan moo tax nga bëgg dem si añ bi. damay dem ci añ bi parce que fi mu nekk nii élèves yu bari école ba la ñuy yenn suñu yennoo ci école ba fa la ñuy aussi fa la ñuy añee te am na ay kii yu bari waajur yu bari yoo xamante ne xamuñu sax lu ñuy jox seen doom yi ñu lekk lu ñu war a lekk ñu ci bari dañuy jënd li ñuy lekk dañ leen jox xaalis ñu jënd te jënd boobu li ñuy jënd gënul parce que en général ay fast food lay doon wala mu nekk ay daal ay ñam yoo xamante ne dafay bari graisse bari xorom bari suukar et en plus ba ñuy waxtaanee ñam ñiy jënd ci mbedd bi wax nañu problème hygiène bi mën a posé wu également ci ñam yooyu su ko defee ma xalaat ne ni baaxoon na ci ñu jox waajur yi ay idée maanaam ay xalaat ci nan lañu mën a dimbali seen doom yi ñu gën a sellal seen lekk bu ñuy yendu école ba. alors kon lan ngay conseil parents yi. alors li gën mooy d'abord bu fekkee ni xale bi kiy jàngi am na possibilité wu dem ñibbi këram añee fa dellu si wala sax mu dem xëy na kër benn xaritam wala kër xaritu parents yi wala kër maamam wala daal kër dem lekk ci kër loolu moo gën lépp bu fekkee loolu ce n'est pas possible mais que oto bi kii bi école bi am na cantine dugal sa doom ci cantine scolaire bi moo gën ak en général cantine yi ni ñu mënti mel moo gën quand même di jënd xale yi di jënd lu ñu lekk ci mbedd bi donc cantine bi baax na ak ñetteeli option yi mooy bu loolu yëpp mënu nekk au lieu que xale bi di jënd li mu mën a def li waajur yi mën a def mooy jox leen ñu yóbbaale seen añ li gën a yomb mooy am yóbbaale sandwich boobu mooy nekk rek jël muru bu simple muru bi ñu jënd nii ci boutique bi te muru moom mën nañ ci def di desoon ci reer bi donc soosu reer bi mën nañ gës benn desitu jën wala ginaar wala yàpp def ci et même dolli ci tuuti benn ay feuilles salade xëy na sax da def ci benn tomate wala ñaar buñ ciy def sauce aussi na sauce bi bu mu bari wala bu dee mayonnaise aussi na nekk mayonnaise bu tuuti mayonnaise bu mu doon sauce bu diis daal bu noppi loolu ñu boole ci sandwich boobu ñu doole ci benn fruit jox xale bi ndox mbubu ndox wala lu mu jëndee ndox loolu benn añ bu sell la ci añ yi ñu mën bi ñu yóbbaale am na solo ñu denc ko denc bu jaar yoon c'est-à-dire que fi mu nekk nii surtout ñu ngi nekk ci mois wu octobre bi mois wu tàngaay la nit xale bi mën na yóbbu sandwich am mu yendu noonu ci tàngaay bi ba noppi daal di yàqu mu nekk ko xëy na dara fekk ko ci su ko defee am na ay sac yoo xam ne yu ndaw la yoo xam ne ñu ngi koy wax di sac ay sac isotherme dañ koy jaay ci commerce bi loolu la loo xamante ne boo ci dugalee ñam dafay conserver ñam bi tàngaay baak yëpp bu dee ñam mu sedd mu conserver sedd bi bu dee ñam mu tàng mu conserver tàngaay bi ba nga xam ne ñam boobu du yàqu donc loolu lu am solo la donc loolu daal yóbbaale xale bi yóbbaale añam moo gën mu koy ñëw. wax nga ñetti option mais su fekkente ne ñetti option yooyu yëpp yombuñu ci xale bi et que faaw ñu jox ko xaalis bu mu dem jënd su demee école lan ngay joxe comme conseil. alors bu boobaa dañu kii waajur yi dañoo war a orienter seen doom ci maanaam li ñu war a taamu les meilleurs choix la te expliquer leen sax aussi lu tax ñu war a tànn loolu parce que am na ay firnde yu leer nii am na yenn choix yoo xam ne moo gën yeneen yi ci wàllu yi ñuy jënd ci mbedd mi problème hygiène bi moom mi ngi fi xam naa ne xëy na pour xale yi c'est compliqué ñu dem choisir taamu ku nga xamante ne xalaat nañu kii bi ñu togg set na c'est difficile mais buñ daal nañ am na yenn indication yu am solo premièrement nañu moytu fast food yi hamburger yaak pizza yaak parce que comme ni ñu ko waxee day bari graisse du nekk de bonne qualité bi de vraiment dafay des dafay saf xorom dina am bari suukar aussi donc et puis loolu li muy indi mooy nit ki bu lekkee lu ñiin bu ko añee li muy indi ci élève mooy ne ci ngoon si dafay sonn parce que pour digérer lu ñiin loolu suñu yaram dafay utiliser beaucoup d'énergie donc xale bi dafay sonn ba du mën a sax suivre école dafay nelaw sax ci classe bi su ko defee am na day dem ba tayal ñu mag yi daf ñuy dal xale yi c'est pareil par contre xale yi dañ leen di orienter plutôt vers ñu jënd ay sandwich
te sandwich yooyu comme sandwich yi ñuy mën a defar ñuy defar kër ga mu nekk sandwich yu jàpp ginaar wala jën mais nañu moytu ay sandwich viande hachée parce que viande hachée dafa doon loo xamante ni souvent ñuy jaay ci mbedd mi viande hachée de mauvaise qualité lay nekk graisse yu bare ciy nekk et puis dafay bari déchet et puis aussi viande hachée dafa doon ñam boo xam ne day gaaw a yàqu donc comme suñu ñuy jaay ñi duñu amuñu moyen de conservation amuñu frigidaire amuñu foo xam ne dañuy denc lu tàng ñu moytu daal ñam yi nga xam ne dañuy gaaw a yàqu comme viande hachée ñu moytu également ay sandwich corn beef waxoon nañ ko keroog ne corn beef ay mbalit la déchet waaw donc vraiment te aussi dafay gaaw a yàqu ci tàngaay bi fois aussi loo xamante ne luy gaaw a yàqu ci tàngaay bi donc daal li gën mooy sandwich bi da nekk sandwich boo xam ne yàpp la jën la wala ginaar boo xam ne kenn transformé wu ko bi ci mujj mooy sandwich aussi ay jambon ay saucisson charcuterie wax nañu ñi nekk ci charcuterie et puis aussi ñi ñuy jaay ci mbedd mi en général du qualité bi gën xale yi aussi ñu wax leen ñu léegi ñuy dem di jënd ay dessert yoo xamante ne ay gâteau lay nekk wala ay beignet loo xam ne dafa bari suukar bari graisse te graisse ak suukar boobu encore une fois xale bi bu demee ci classe ba bu añee ba pare dem ci classe bi dina nelaw dina du am concentration léegi loolu nañ ne waajur yi soit jox leen ñu jënd benn fruit benn banane wala benn pomme wala ñu jox leen ñu yóbbaale ko ci école bi mais ñu daan éviter ci journée kii boobu cours boobu ñuy jël ay desserts sucrés et li ci mujj mooy ñu moytu les boissons sucrées maanaam jus yi wala ay boissons gazeuses wala sax même les jus locaux la bisaab ak yooyu ñuy jaay ci bouteille yu ndaw yooyu ci mbedd mi lu tax parce que suukar su bari bi ci nekk moo tax te kuy jàngi école encore une fois boo lekkee bari suukar ci añ bi woon si moom dina metti pour suivre pour concentrer wu parce que dafay may ay nelaw donc su ko defee bu ñu waajur yi orienté seen doom yi tuuti ci lan lañu war a taamu bu fekkee ni xale yooyu dañu obligé de ñu ci biti au moins ñuy jënd du leen gàllankoor page Facebook yi mooy Sud Nutrition ñu leen di ñaax ngeen gën a bari ñëw seet si ñu laaj ñu seen i laaj et puis suggéré ñu ay thèmes aussi yoo xamante ne mën nañ ko discuter ci suñu chronique bi et puis xam ne ni suñu chronique yëpp ñu def dans le passé depuis mois de février ñu ngi ko posté ci page bi pour ñi nga xam ne bëgg nañ leen déglu wala seetaan leen. ñu ngi lay remercier docteur Bintou Cheikh Seck. jërëjëf ne Khady. di remercier aussi suñu sponsor Val d'Afrique te di leen ñaanal yéen bu jàmm.